mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen jërëjëfal bu baax a baax di am mbégte ñëw ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy làmb ji damay wax ne làmb ji nag làmb la ci biir làmb yi parce que damay wax ne làmb ji regroupement des managers de la Petite Côte ñoom ñoo koy tëgg kan lañ koy tëggal ñu ne ki nga xamante ni moom mooy Pape Dia doon manager boo xamante ni moo ji doon manager yi nekk ci région de Thiès mu am ñu mu formé woon jàngal leen lépp loo xamante ni manager mën na koo am war na koo xam mu daal di nag wuy ji suñu borom ñu ngi koy jaal ay mbokkam di ko jaal askanu lamb yëpp di ñaan yàlla na yàlla xaare ko aljana manager yi nag nee na bi mu làqoog léegi sax yàggul waaye nag liggéey bu rëy bi nga xam ne moom la liggéey ci lamb dañ koy sargal ñu jël li nga xamante ni moom mooy 10 combats di 5 combats d'or ak li nga xamante ni moom mooy 5 combats simple ñu ne dañ koy tëgg ci li nga xam ne mooy genn tàkkusaan le combat bi ci gën a fës diggante Robert Ndiaye mën la ak ki nga xamante ni moom mooy coonu gaal ñu ngi taxaw Pape Cissé ngi nii di bëree drapeau di xaaloo di suñu jigéen boo xamante ni macha allah digganteem ak kan mu nga xamante ni moom mooy mbalka mag Ama Baldé mi war a bëree kan mbalka mag bu mbulem mu am diggante Cheikh Niang ak monument bu campement Ngexox am itam diggante Nayleer ak ki nga xamante ni moom mooy kan Nayleer numéro 2 ak ki nga xam ne mooy Siteu juróomi combat d'or yaa ngi noonu ak juróomi combat simple kon damay wax ne suñu ñëwee fekk fii le président Maysa Ndiaye muy président des managers président du CRG de Thiès fekk fi Chérif Diaw le président du CDG de lutte de Mbour fekk fi tous les animateurs sont ici présents fekk fi woykat yi tëggkat yi ak seetaankat yi mbër yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk Mohamed daal dama bëgg lépp loo xam ne nii xew na ci signature contrat bi bul ci raté dara wëral ma gis ruq-ruqaan yeeg yeneen yi xam nga ne lamb joo xam ne maama koy tëgg lamb joo xam ne ki nga xam ne mooy Marie Thérèse moo koy wëy lamb jooju wëy na naqari Mohamed sin tuuti ma del si waat ak yow Dale
mu jël ma quoi billahi wallahi dama xëy fi tuwaat neexee yàlla inshallah billahi dafa ma yam dara yàlla ñëw ma ñëw di doon ma ñëw 2000 la ma yabi fii ci stade municipal Modou lay wax sa adversaire ñii di Baye Fall bu xel ko janvier fii ci stade municipal dama ñëw fekk si ko pour dolli si mais ñëwuma pour wàññi di nuyu suñu kilifa yi toog suñu papa di nuyu suñu président Maysa Ndiaye di nuyu suñu grand frère Ray di nuyu animateur yëpp di ko teg ci loxo Omar Diaw mu eggaleel ma leen di nuyu ménager yi fi nekk yëpp di ko teg ci loxo Aziz mu eggaleel ma leen di nuyu champion yi fi toog yëpp di leen nuyu yow Cheikh di nuyu Cheikh Fall mi nga xamante ne lu njin jaagate moom mooy njaag parce que lépp moom la waaw di nuyu suma frère Bombardier parce que man ak moom ajjuma la ak samedi bis doxul ci diggante bi parce que nit bu ngeen demee ba tuddante ay doom doonatul ànd ay frère ngeen may ñaan nag bis bi ñu jëm nii di la 12 yàlla doon bis yi gën a neex ci année bi ñuy dugg nii parce que ki ñu koy defal jar na ko mérito na ko muy Pape Diop Pape Diop fu ko nit musa na gis da ngay yaakaar ni man dama daan mën na ko di nga musa akolaat nit génn sa lexi neew yi tellement que ñëpp la def ñuy frère am ñëpp la def ñuy ay sœuram fa mu nekk tey yàlla na ko gënal fi mu jógee comme ñoom ñaar ñoo taxaw ñi ñoom lañ leen di présenté monument la wax du dóor du daan billaay wallaay waxaat ko ma dégg moom la Cheikh Niang du dóor du daan ndax lan nanga koo takk maa ko mën maa ko ëpp doole maa ko dàq bëri Cheikh dégg nga li xale yi wax waaw auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp kilifa yi fi nekk ku ci nekk sa tur ak sa sant di ñaanal ñëpp di ñaanal sunu mag bi nga xam ne mooy Papa Dia mi nga xam ne moo fi bàyyeekoo yàlla na ko sunu borom yërëm te xare ko àjjana ya gën a kawe. amiin boo gisee comme li nga wax rek ma ñëw participer ci lu mel nii man du ma mbërum deuxième combat du ma mbëru troisième combat. loolu dëgg la. mais Pape Dia dafa doonoon kenn ci ñun doon sama mag yéene woon ma jàmm di waxtaan ak man loo xam ne sax daf may dépassé kon kooku bu xewlee bisam man war naa mën a ñëw participer ci parce que ñiy ji fi bëre samay rakk lañu man waruma leen a bëree sax ay troisième combat. mais xooluma ci yooyu yëpp li ma bëgg mooy bëree naa ci bésu Pape Dia def naa ci sama participation du dara lu ma taxaw ne dan ma ko fay mbaa ku nangu ne Cheikh Niang dañ koo fay na nga ñëw taxaw wax ko man laajuma ci dara loo xam ne damaa taxaw ne dan ma ko fay bésu Pape Dia mënta am te jéemuma cee dugg def ci sama participation kii nag dégg naa ko mi ngi may saagaat mi ngi wax lu nekk man ku respecté doomu aadama laa xëy na fii lii moo ñu boole moo tax mu ñëw ba ci man di saagaat yu demu di ko wax lii foo la agré rek ñu ciy participer. dëgg la yow ku dul yow sax ay ree la ma def ku bëreeg àdduna bépp dara jaaxalatu ko man jinne yi sax bëri naa ak ñoom ay jinne ku bëree ki jinne moo xam nga ne kii bu dikkee yor làmmiñam yi naan ma ay dinaa la def nii dinaa barki Cheikhul Khadim maa la mën billaahi walla sa kanam gu bari deret bi yow da ngay mbër waxi géwél la waxi géwél la garaawul mais booy fii mbëri géwél yi bari nañ baa duñ la sot maa ngi sant yàlla di nuyu ñi fi teew yëpp di nuyu suñu président bi ama àndal aw ma fayam mais di nuyu tamit champion bu mag de muy Séléméré di nuyu ku ma naan sama papa la muy Touba Kouta kooku dama ko jël def ko sama xarit di nuyu tamit sama gars yi ma àndal nii ku mel ni ñoom sant yàlla ñoom Mansour An ñoom bëri na ñoom sa ay Jola Sow Mali bëri na champion yu ma àndal. mais loo nar bis ba yow. waaw même ma tuuti rek di nuyu tamit ku ci mel ni Dun Xaaf ak Gambien aw ma seen fay amul ni ñu may taxawoo ci lu ne lañ may taxawoo. waxal yow la ñuy déglu. grand Cheikh Niang kaay taxaw fii ma wax ak yow. waxal ak ñi di wax ak yow. Cheikh. Cheikh xam lu ma naqari. xam lu ma naqari xam lu waaw xam lu ma naqari xam lu ma naqari yow Cheikh Niang li nga ma xamul moo ma naqari barki alxuraani karim billaahi wallaahi boo ma xamoon doo dugg ci man Cheikh Niang maa la dàq bëre maa la dàq xeex maa la ëpp lépp ci lépp man xale laa du ma la xaar arbitre day sifflé du ma la xaar yow damay ñëw duma la daan xale laa paa buy jàpp xale duma ko bam ne waani barki alxuraan du dóoru daan billaahi lazi laa ilaaha illallah du dóoru daan Cheikh booy bi nee na doo pousse doo passe. kii na ma laajte su ma xamul Dun Xaaf mi muy wax
pour laa ko jàpp di ko duma 5 heures ba 7 heures barke Seexul Xaddim dama koo dóor mu daanu barke alxuraanul karim xoolal su ma ko dóoroon mu daanu yàlla bu ma am ndam ci combat bi duñ xaaf xam na ma bu wér ay assurance ñoom bëri naa ak ñoom fii xamante nan man ñii duñ samay naataango déggoo li ma wax dama ne la man damaa ñëw fii pour participer ngir bésu Pape Dia war naa cee mën a ñëw def sama participation mais kii xam nga ne du ma moroom moom sax muy bëreeg moom parce que lamb boole wuñu amul lenn man mosuma koo gis xaw ma ko billahi wallahi taalaahi mosuma koo gis xaw ma ko kon nga xam ne maa dof man mi nga xam ne damay jël ku ma xamul. loolu du dara man sama 3e combat fee bari ñi adversaire bi jour lamb ja ko gis loolu yàgg na ci lamb yow sëñ bi dama lay xamal ñaare da nga ne dun xaaf da nga ko dóor 5 heures ba 6 heures mais yow 24 heures sur 24 dama la koy duma barke alxuraan dinaa la duma 3 heures ba yow 24 heures tey jii bis ni ki tey 24 heures nga tudd yow lii neex na 24 heures sur 24 dinaa la ko duma lii neex na tàcc leen lii neex na billahi damaa naru la ñëw billahi combat bi damaa naru la ñëw rek négocier ko def ko li ma koy def mu jeex mais kii làmmañ wee rëy gis nga kii dinaa ko duma ba waa Mbour daw dugg ci biir kër yow da ngaa xam dara mu wax ma laaj ma ay diw ñaan na te maa ngi gërëm Omar Mbaye sama xarit sama doomu ndey Omar Mbaye Mansour Diop numéro 2 Moussa Loss maa ngi lay nuyu au passage raay maa ngi lay nuyu bu baax a baax ñoom Omar Diaw di nuyu gars yi yëpp di leen wax ne lii rek la lamb la foo la agré waaye barki Rasulullah boo xamoon ci géwél bi nga dugg di nga xam ne yëpp nga ak sa kanam gu tuuti gi. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Tivaouane aw ma seen fay. yóbbu leen même mu tudd rek di nuyu waa Tivaouane aw ma seen fay foofu laa jàngee foofu laa yaroo foofu laa màggee maa ngi leen di sant bu baax. di nuyu ménager yi mais di nuyu aussi ñi nga xamante ne mooy promoteurs yi fi nekk yëpp ñu jëm nag ci journée bu nga xamante ne journée bu am solo la ci làmb Mbour ndax bu kenn fàtte ne dañu organiser woon drapeau chef de l'État mu doonoon lu nga xam ne dafa jafe woon trop mais Mbour yëpp réussir ko bu ma ne Mbour yëpp nag képp ku nga xamante yaa ngi yëngu ci làmb rek bokk nga ci ñi def réussite boobu may woote nag ñu war a dem ci dynamique boobu loolu nag mënuñu ko def lu dul ci côté discipline lañ ko mën a defee parce que ñëpp ci Sénégal nee nañu organiser nañu drapeau chef de l'État ci Mbour dégguñu xeex dégguñu xuloo dégguñu leneen bu ñu génnee ci loolu war a jëmaat ci le 12 mu di làmb ju nga xamante ne dañ ciy rendre hommage kenn ku nga xam dafa bokkoon ci ñun mu nekkoon sportif bu ñëpp ràññee woon ci wàllu làmb ci wàllu football ci wàllu athlétisme ci lépp suñu frère boobu di ndem si yàlla si Pape Dia doon ci bokk ak ñun di ci nekk ak ñun suba ak ngoon gu dégg ba cëg. sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant mbooloo bu teewee
di nuyu sama adversaire di sant sama manager Bassane Cissé di sant sama gars yi sama waa écurie maa leen sant bu baax a baax di leen gërëm gis naa seen taxawaay di sant sama benn rakk bu ñëw fii jóge ba village ñëw fii nii xam nga pour participer si événement bi te tamit xam nga di ñaanal sama benn grand fois démb di wàcc liggéey village di ko ñaanal yàlla yéen a ko dégg grand partenaire waaw. ku baax siyaar naa la. waaw ku baax ñu ngi lay fay bu baax nuyu champion bi nekk ñëpp di nuyu presse bi di nuyu ménagères yi ak ñëpp di nuyu sama waa koñ waa Joose bu baax a baax a baax kii bu mu seetal wax ji dafa am wax moom moo yóbbante woon ci open presse bi waaw na ko wax kii duñ ñëw. Un secteur de développement incontestable qui génère plus de 240 milliards par an, c'est le secteur de la pêche. te ki may woo ca géej ga la jóge ko ki may woo mooy kan kookoy ki nga xamante ni moom mooy doomu Assane Gueye ki may woo mooy kan moo yaakaari golf ak këri kaw ak tefes kookoy kan kookoy champion bi ñuy wax Pape Cissé cey Pape Cissé këri kaw mais kii kan lay dajal xale bi muy dajal xale la boo xamante ni Mbour xamaguñ ko ci biir stade municipal waaye képp koo xam ne yaa ngi takk ngemb di dem ci àll bi di bëree ji nga romb Kaolack dem Nioro dem Passy dem Ndofane dem Kër Bakary dem Payamo dem Kër Ayib dem Jalakuna dem Tenpol dem Padaf dem Sonkorong damay wax ne xam nga ko kookoy champion bi nga xamante ni moom la ñuy wax Malka Maak bu ginnaaw raay écurie Pàccam kenn dootu la laajte ci mbapat li nga jël bëriwul sa morom naataango boo xam ne nii jël na ko ci làmb waaye amagoo chance giita ngaas ci li nga xamante ni moom mooy stade municipal ñëw nga fa yàlla def li mu def combat ba mujjul am mais dañuy ñaan combat bi am ak jàmm keroog bi ñu ñëwee open press fi nga xamante ni moom mooy ginnaaw raay ndax kàddu ya nga xam ne nii moom nga waxoon ñi mi nga ko waxaat ci kanam Pape Cissé mii. Alhamdulillah bismillah inna waliyallah jërëjëf sëñ Touba ginnaaw bu ñu sant yàlla julli Seydina Mohamed ñu sant suñu ñaari waajur bu baax a baax. c'est-à-dire c'est un lutteur intellectuel. di nuyu ñi fi teew yëpp nag di nuyu promoteurs yi nii à travers monsieur Aliou Ba di wax initiative bi rafet na di nuyu suma adversaire bi nii di ko ñaanal jàmm di nuyu tamit suma gars yi ma àndal suma waay écrit yëpp à travers Pàccam di nuyu nag ku seet si man. su ma waxee ñëpp dinañ xam mon frère de cœur et de sang ak maam Cheikh Ndiol mi nga xamante ne kooku suma lépp la di nuyu tamit grand Moussa mi toog suma ndijaay la ci man te ñu soog suñu jógee waaw di ñaanal tamit monsieur Pape Diop jógee waaw fii mu jógee nii fii mu dem yàlla na ko gënal ci kàttanu Seydina Mohamed waaw ci kanam. Pape Cissé kii am na lu mu yóbbante waaye delluwu ci ba tey dama bëgg la nga waxoon sa ful bu kër. wala ma teg ko léegi mu ngi sama portable waaye mais jàkkaarloo moo gën a nekk lan ngay wax sa adversaire le 12. waaw comme ni ma waxoon bee passé rek loolu laay waxaat tey jii lambu la parce que tey jii nekkatul dañ may présenté tey jii dans la lutte traditionnelle déedéet li ma waxoon waaw yàlla def na loolu def na ma changement kenn mënu si dara comprendre nga tey jii ne dama ñëw si bëre doon pour jàng si bëre doon dama bëgg ñu jàng ma bëre doon. ah Pape Cissé dégg nga nee na dafay jàng si est-ce que loolu dal na sa xel. bisimilah rahmaani rahiim bisimilah ginnaaw ma sant yàlla jur si yonent bi sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu ñu fi teew ñëw di leen sant di leen gërëm di leen joxaat seen wàccuwaay bu baax père maa ngi lay nuyu bu baax di la bëggee di bëggee sama papa yi fi toog ñëpp maa leen di bëggee di leen siyaar bu baax a baax a baax a baax sama adversaire maa ngi koy bëggee bu baax di ko siyaar. yaa ma waxoon ne faale woo lu mu indi combat bi su taxawee ci lay gën a ñaaw bu doxee ñëw ci yow itam mu gën a ñaaw kon. amul benn solution yaa ko waxoon. père boo bëggee dégg dëgg rang muy gaaw lay doon ndax oto géwoon lay doon oto géwoon yaa ma gën a xam laayul pass de dégg-dégg lay laaj. con tëggul waale waaye yuusu demul bersi te kuy bés ba. non leneen la ñuy waxati. bilaa walaay taaraay. nee na rang lay def benn yoon la lay def dootu fa la fekk. waaw comme tey jii nit ku nekk fi nga defee sa dynamique comme fi nga toll sa état de kii rek ngay waxee. waaw xëj na moom tolluwaayam lay wax waaw man noonu damay ñaan yàlla jours yi ñëw en esprit sportivité être le meilleur si jours yi nii yàlla may ma tam ma ñibbiwaat. mais loolu lan moo la koy may. waaw mais li ñu koy may loolu on a été loolu wax naa ci keroog loolu nekkoon naa ci comprendre nga
parce que tey jii nii compétir la ma ñëpp xamee pare woon naa pour dem compétir lii nii daf ma si diggante bi ma ne xaaral ma këlamti góore après ko ne dem bëri ñu waat. nee na da lay këlamte koo dem. père kii du mbër. moo bëggee dégg dëgg rek. kii tojul fenn kenn xam ko man maa ngi koy doon gis tey li ma def si lawam xaaj bi def ko si lawam te moo ma njëkk a bëre fuuf bu muy bëree maa ngi toog di téye jumbukaay kii paala nga naan man ay xooma bu ma la jàppee nga xam ne lu dëgg la. waaw yooyu yëpp amul problème ay paala ay bola yooyu yëpp ay yoon amul problème comprendre nga waaw comme li mu jël si laamu jëluma ko loolu nit ñi ñu toog fii nii xam nañu bu baax comprendre nga man awma lu may wax amul problème comprendre nga ñun ñii nañ ñëw jàppal de bëri mobilisation ba ci ginnaaw raay ni muy demee ak lan ngay wax say supporters. waaw encore une fois je lance un appel à tous mes fans et supporters pour qu'ils sortent en masse ñu ñëw jàppale seen leader bi waaw mu ñëw ñu gagné en fair play surtout dans la discipline surtout dans la passivité yàlla may ñu dem ñu ñibbiwaat. mais yow da ngay jàng ne da ngay jaay mbëri intellectuel wala lan. non mais du dara sax parce que je parle comme ça tey jii li may làkk nii ñëpp ñu ko fii xëy na am na ñoom ñoo ma gën a dégg foofu comprendre nga mais parce que l'engagement moo collé waaw mooy loolu ce n'est rien. Pape Cissé lay wax say supporters. père ñun nekkuñu école ba quoi xam nga ñun ay mbër lañ ñun xoolal wax mu dëgër lañu xam xamuñ ne ay kis la affaire yooyu noonu kii waxu ragal la fi wax booba léegi waxu ragal la fi yow ñi lay conseil ñëpp defal naa leen bagage si àll bi amul mbër mu nekk bu zone kaw bi de xaw ma réglel moo gën ñi lay conseil ñëw si yow di wax noonu yëpp barki yonent bi amul ku ma xamul seen boor bee ñu ma fa amul kenn ku ma si yàpp yéen seen waa boor ñu ñoo leen jàngal bëri mosoo gis ku dëkk boor bi yëpp waa boor bi mënta nekk bu lamb amee boor bi sax duñ ñëw bëri si nga man ay dugg na fii gën na fi bu bés baa di nga xam ne lépp dëgg la yow. nga man ay joxante leen loxo joxante leen loxo. ñëwal jàppal bi. aja bés baa na la dóor ba nga yaakaar ni. Allah père kii si kii laay jàngee xeex boo bëggee dégg dëgg rek yow si yow laay jàngee xeex yow doo xeex doo bëri. non man mbëru simple la mbëru simple doo xeex amul problème. père kii maa nga dàq jël fu li ma jël jëloo ko nga am ay mbëru simple. yow da ngaa xam tus xamoo dara nga man ay mbëru simple la. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup voilà. aca bàyyante leen léegi kenn ku ne na dem place am toog merci. kat yàlla mi nga xam ne moom jaam saa su ko neexee yóbbu ko diggante bi yàlla def na li nga xam ne mii moo gën mooy yóbbu na Pape Dia ñun ménager yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom mu yóbbu ñu fu nekk surtout man mii Pape Dia maa nekkoon vice président au niveau de la région de Thiès moom mu dugal association des ménagers au niveau de Dakar ñu ànd fu nekk si làmb mu tëgg làmb ma fekkee ma tëgg làmb mu ñëw si ñu seq lu bëri yàlla def bi ñu mëbatee làmb ji mu jóge fi ñun ménager yi ñu dajaloo ñu ne nañ continuer tëgg làmb ji buñ ko tëggee dañ koy def ci turu Pape Dia sargale ko fàttalikoo ko mu nekk loo xamee ne nii dañ ko ci rendre hommage ndax programme la bu ñu tegoon ba pare ak moom mënutuñoo ne jóge na fi nañ ko bàyyi kon bu boobaa duñ doon ay gor. bu loolu weesoo mooy duma dem mukk te gërëmuñu ki nga xam ne moom mooy Marie Thérèse ndax daf ñoo wax ne bés boo xam ne Pape Dia la duma leen laaj dërëm damay ñëw def ba mu rafet ndax Pape Dia ji na ma taraanga Marie buy jooy yaa ñu ji loolu Marie ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal fi nga jëm yàlla na la fa sunu borom yeggali Marie li nga def yegg na ci sunu xol yàlla na la yàlla defal jàmm bu loolu weesoo dañuy sant ki nga xam ne moom mooy président Maysa Ndiaye ndax lépp loo xam ne waroon nañ koo def ci bés bi Maysa dane bu leen fay dara ndax bésu Pape Dia la kon dañ koy sant bu baax a baax ma bëgg ngeen tàccu ko bu loolu weesoo dañuy sant ki nga xam ne moom mooy Ablaye Pouy président Serif ñu ngi lay sant laaju leen ñu dërëm te fu ñu jëm ngeen ànd koog ñun bu loolu weesoo dañuy sant ki nga xam ne moom mooy Mama ndax bu ko neexoon mu laaj ñu xaalis mais laaju ñu dara kon Mama ñu ngi lay sant bu baax a baax El Hadj yal na la yàlla defal jàmm dañoo ñëw ci yow nga yombalal ñu mbir mi laajoo ñu xaalis laajoo ñu dara mbokk yi dañuy sant Cheikh Fall mii toog Cheikh sonn nga ci sunu làmb laajoo ñu dara 24 heures sur 24 Omar Diaw yal na la yàlla defal jàmm ndax bu la neexoon it li nga def yëpp nga bañ koo def Mañang gis nañ la de fu ñu dem nga dem fa fu ñu jaar nga jaar fa ñu ngi lay ñaanal jàmm bu baax a baax Ray Diaw sant nañ leen bu baax di la gërëm ñaanal la jàmm mention spéciale ki nga xam ne
photographe képp la ci Bombardier bokk ci famille bi billahi wallahi wa tallahi yëkkati fukki junni def ko ci ñun muy Sagar Ndiaye dañ koy sant kay sant nañ ko billahi sant nañ Sagar sant nañ ko bu baax Medoune sant nañ la Ndoof sant nañ la Gassama sant nañ la Cheikh Niang yéen ñëpp sant nañ leen Cheikh Ndiaye sant nañ la bés bii nag li ko waral la ñuy wax Dagana sant nañ la ñun dañoo toogoon billahi wallahi wa tallahi ñun Pape Dia daf ñoo won yoon buñ ko waxul rek duñu goon dañoo toog jaam yàlla yëpp toog président mu ngi toog ñun ñëpp ñu ngi toog mu jël ndombal tànk li jox ko Aziz ba pare nañu góorgóorlu leen mbalaa déwén na ngeen fexe ba na ngeen def lu nit mën a teg sa bët. mairie bu Mbour kan moo fi nekk ñu ne le président le maire Fallou Sylla Aziz déema léegi ne làmb ji bi mu commencé biñ ko njëkkee seet si këram la leen dalal teral leen ne leen làmb ji su ma ko déggoon dong ñëwu leen ci man sax dinaa ci def la ma ci war a def yëkkati xaalis bu bëri jox leen ne leen buntu mairie baa ngoog lu leen neex def leen ko làmb ji fi ngeen di commencé ak ba ngeen di pare lépp loo xam ne nii jafe-jafe la woo leen ma wax ma ko ma def ko man maire Fallou Sylla parce que relation yi nga xam ne nii moom laa seqoon ak ki nga xamante nii moom mooy Pape Dia la kon tey suñu tuddee drapeau bi Ousmane Gueye di nattangoo meeram ma fekkee keroog bi Pape Dia génn àdduna ñu ànd ak Ousmane Gueye dem Thiès ànd ak moom yóbbu Pape Dia Touba àndaat ak moom maag président Maysa Ndiaye ak Chérif Diaw mi ñoo àndoon àndaat ak moom ñëw ci dëj bi ci kër gi bi muy jël kàddu def ne bu fi maire Fallou Sylla nekkoon du ma wax sama kàddu moom laa koy jox kon champion yéen a ngi bëree drapeau boo xamante ni ku màgg ngeen di bëreel drapeau chance la pour bëree drapeau Ousmane Gueye coonugal lan ngay wax Robert Ndiaye tey yéen a ngi doog a am chance jàkkaarloo kenn ku ne nag yóbbante woon na moromam ci kàddu waaye dama bëgg rek ginnaaw boo nuyoo nga dellu si waat ci le 12 loo naat. waaw auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur maa ngi ñaanal sama yaay fu mu tëdd yàlla ko gënal fu mu jóge yàlla ko yàlla xel àjjana di ñaanal Baye Cheikh bu baax a baax a baax a baax fu mu tëdd gënal fu mu jóge dana ànd ak ñun tey newatu fi maa ngi koy ñaanal bu baax yàlla xar ko àjjana waaw di ñaanal di ñaanal sama papa bu baax yàlla guddal fanam parce que mu may ñaanal bu baax a baax a baax a baax di nuyu sama adversaire Robert Ndiaye di nuyu sama gars yëpp di nuyu waa écurie Lamb Daj di nuyu waa ginnaaw raay yëpp parce que champion yëpp ñu ngi ginnaaw raay père fii tool yi bëri na mais mbër yëpp amul mbër ku fi laaj mbër tamit côté bi ngay jëfandikoo mbër yi ñu ngi boor bi nag yi ñu ngi boor bi. waaw mais coonugaan Robert Ndiaye dafa duggoon ci seen écurie am na lu mu fa def ndax loolu da ngeen ko mayaat wala da nga koy freiné. waaw kii sunu koñ waaw am na victoire am na fa defet waaw am na victoire am na fa defet waaw nawuñ tamit dawaa ñëw daa fa dem yoonam am na victoire am fa defet te dafay amaat defet Robert Ndiaye coono gaal nee na xam na ne duggoon nga seen écurie ñaari yoon am ndam am fa li nga xamante ni moom mooy defet léegi nag ma bëggoon a xam combat bi lan nga nar sa diggante ak ki nga xamante ni moom mooy coono gaal. auzubillah bismillah indawaale yàlla gars yi maa leen di nuyu yéen ñi fi toog ñëpp ku si nekk maa lay jox sa wàccuwaay promoteur yeeg ménageur yeeg jëm ku si nekk maa lay jox sa wàccuwaay sa adversaire moom man lu ma koy wax bëriwul ku xam Robert Ndiaye xam ne bërekat la champion la dóorkat la ñu ngi naa mosuma jël nag man nag ma mos a jël poids lourd laa ko njëkk a jële moom nag bi mu njëkk a jël race njëkk a jële waaw race wax ma race laa la wax xam nga race di nga romb raw gàdd romb tànk romb poids lourd romb kii poussière race xam nga ne kon kii man awma lu may wax ak moom te koy kax lamb boole woñu bis bee ñu boole barki Serigne Touba Mbacke di nekk woon bis bi du ma bëre ak moom kii benn combat bëre dóor la am ñu waxante dëgg benn combat bëre dóor la am dama bëgg nag mu ngi naa ay Robert Ndiaye daa am jabar ak daa am doomam du laajoon capitaine am bu laajoon capitaine am kooku ñemb ka xaw ma bu ko laajoon kooku ma ray fan yële xaw ma mbay séeréer lañ koy xaw ma tañ naan dafa wax woowul is yaa ngi dégg bu ko laajoon du toog si média yi naan ay Robert Ndiaye dafa ko jàppee dafa am doom ak nii affaire du loolu de gëm-gëm la man entraînement ma fëliñ entraînement ma kii doole lay entraînement doole nee na boo laajoon ki nga xamante ni moom mooy Jordan doo ko laal. Père
dama koy tontu si li mu wax noonu sama premier nag bu fekkee race laa ko jëlee yàlla ma ko daan Madou Sarr Januar laa jëlee sama premier nag poids lourd laa ko jëlee bu fekkee jëlee ma ko poids lourd yàlla bu ma ko daan barki Seydina Mouhamed man xool sama man waa ndox mi ña ma xam man képp kuy dugg si côté bi xam na ma Palmarin Januar Niodior Djirna Falña man zone boobu ñoo ma xam képp ku mbër mu nekk la boobu rek xam na moom bu baax a baax. mais li wax nag ne boo laajoon sa naataango doo ko jël loo ciy wax. waaw loolu du si dara bëri na ñaara dogal mu daan ko loolu du si dara mooy bëri naa ay mbër ñu daan xam nga ban mbër mooy champion ah ak ban mbër moo daanu mbër mu daanoogul kii daanoo daanu la. su ma fàttewul benn yoon la mos a dégg mu ñëw digganteem ak Lion bu Raay la waaye nag dana tuut sa digganteeg Jordan dana tuut sa digganteeg Lion bu Raay waaye sa digganteeg coonu gaal gii la te xam nga ne xale bi ku ko am nga combat. xam nga père kii daa mel ne ko xaw a dof da ko dëgg xaw a dof feesuwul naan ay kii combat yi mu daanuwaat fan laa daanuwaat man buur fii amul lu sama borom def si laamu te defoo ma ka ba gis yi dinaa Mouhamed man damaa sigil drapeau Mbour billaahi wallaahi war na Serigne Touba damaa sigil drapeau Mbour dañ ma Mbour man ak ñoo ma fi nekkoon trouvé moo tax ñu yóbbu ma chef de l'État du ma trouvé woon du ma fa dem nama moom nga naan moo ma rey da ngaa fàtte xanaa la film laa ko jàpp film laa premier tour fan yi passé lamb bi fii à 15 nag yi premier tour laa ko jàpp bu digga ba si kaw waaw mais dañoo gis sa lamb toujours day am xeex ndax sa combat ak Jordan sa combat ak Mbaye Séeréer ki nga xam ne mooy coonu gaal ndax mën nañ cee seetu xeex waaw léegi il faut nag moom sax damaa waxoon damay ñëw jàpp kan nank daan ka dem ñibbi mais ins bi loolu mënta nekk de père loolu dama ko def père mënta nekk lu koy def xam nga dama koy def ba gis yi dinaa Mouhamed ay aramina zéro na ñëw taxaw fii 100 000 taxaw fii ba gis yi dinaa Mouhamed nañ kaw ay ma lu ñu yaa nañ ko dëggal nag ok manager yi bu leen xeex non manager yi non manager yi moo ëpp doole kii wa gën a nekk xale moo ëpp doole moo ëppi nag ku tax xam bëre jour boobu yal na ko yàlla may ndam la koy wax ku tax xam bëre jour boobu yal na ko yàlla may ndam man maa naan amin ki dàq bëre ki gën a nekk xale yàlla na ko yàlla may ndam ki dàq bëre laa la wax ak ki gën a nekk xale yàlla na ko mën a yàlla may ndam gis nga chef de l'État yooyu muy wax waa Mbour ñoo doon tànn rek Robert Ndiaye lañ gis tànn ko mais booy bi moo ko man fuuf jërëjëf Cheikh Fall doxal ma ci diggante Aziz ak kii pour ñu bañ a xeex pour ñu bañ a xeex voilà Thione Gane nee na daa bëggoon a ñëw négocier ak yow waaye yow dafa mel ni da ngaa yarawul dafa bëgg a ñëw duwaloon fa mu jaarale woon say morom ba pare fa lay daal. père man bëgguma négocier sax ki xam nga laa bëgg soon ki seet naa ay combat am day yooru sa combat da ngay yooru da ngay ñëw am sa xeex ñëw du yooru jël ci suuf taxawal sa dëgg soob ñu xeex barki Serigne Touba na xeex ki seet naa combat ay Dakar day cokkaas ñëw jël la taxawal ñu xeex damaa bëgg nga taxaw ñu xeex billahi yow doo xeex kii du xeex fu mu taxaw fekk fa barki fu mu taxaw fekk fa nee na da ngay soob mais doo xeex de. waaw père léegi wax dinaa bëgg mu gàtt man dinaa xeex rek du ma xeex rek gars yëpp xam nañ ko si man musuma am ak nit combat di anière benn pas déedéet man ala ca dal mais léegi lan laa bëgg xam naa sax luñ ko fay dese naa bëri ndax parce que mbërum ndaw la mais dama bëgg ñu boole kasa yi barki Seydina Mouhamed teg ko fii si table ji war na Serigne Touba Mbacke ku daan jël kasa yi man loolu laa bëgg ak après nag ñu may ñu benn jàkkaarloo bu ndaw ñu tàngal loxo yi yaa mu gën a xam ñu xool ko daa ko xeex léegi lan ngay wax say supporters Thione Gane waaw soo supporter ñëpp pare nañ loolu waxoon loolu waxoon gëmu ko su bëggee nañ si léegi ma daan ko ba nga dem lamb lu yàgg sax boo bis bi léegi ma daan ko léegi du yàgg sax kii man ak moom bokkuñu père am na ma waxoon si rajo Rendo man kii xooluma Bombardier ñaaraat moo xam ne si lamb baay damaa bëgg Bombardier ba fu jógee fu mu tegoon tànk ma tegu sama tànk loolu laay reefe mais nawul ni ay naw di bëri ay Robert Ndiaye man damaa pare nekk bëgg a nekk champion Mbour di ñu may ngemb di ma yóbbu Dakar may toj loolu laa préféré pour def Robert Ndiaye looy wax say supporters le 12 janvier. samay supporters doo xoolee bu baax sax mooy gis ni am nañu nekk si booru stade bi pour muy leer ñun pare nañ lépp barki Serigne Touba Mbacke ñun pare nañ lépp mais Thione Gane laa bëgg mu dëggal boppam mu tëj gémmiñam kii dafa mën a wax rek kii moo mën a wax si boppam. joxante leen loxo wala xar nga fuufa yi la. jërëjëf champion. merci beaucoup sama gars yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. yar ak teggin bi ngeen am ñëw taxaw seetaan signature contrat bi ba mu jeex waxtaan yu rafet na
ñu ngi leen di jox di dérailler le 12 janvier ci fi nga xamante ni moom mooy stade municipal ci lamb mi nga xamante ni moom la ñuy delloo njukkal ki nga xamante ni moom mooy Pape Dia ñu jël nag lu mat fukki combat di 5 combats d'or ak 5 combats simples loolu le 12 lay am le 11 ca kër Pape Dia bu 9h jotee dinañ fa wàcce kaamil ñaanal ko suñu borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla jéggal ko ay bakkaaram waaye ñi ngi wax ne bu yàggul dinañ fi dellusiwaat ndax général Diouf ak ki nga xamante ni moom mooy Jules bu Sali taxaw na le coordonnateur de Los Production moo ko taxawal lamb ja incha allah dinañ def jàkkaarloo boo xamante ni bu am solo la. waaw waaye dis ñu ngi leen di nuyu les caméramans ATV di télé bi xew ci jamono l'animateur le plus talentueux de la région de Thiès moo fa nekk ak kan waa Mbour FM sama xarit sama jigéen muy Nogay man ngeen a daw nag da ngeen a topp sama ginnaaw rek waaye ñu mën a daw ngeen jërë ngeen jëf gars yi ba lamb ja